dal leen a jàmm coronavirus bi mi ngi continuer di lotal Sénégal waaw démb itam nouveau record de contamination loolu la sama naataango yi wax sama naataango bii di journal L'As ne le Covid-19 prend son envol daanaka yokk na loxoom naka noonu journal Le Quotidien moom itam ne nouveau record de test nouveau record de cas daanaka cas yi nu ñu bëree démb daanaka jéggi na dayoo sama naataango bii di journal Les Échos ne daanaka pouvoir bi dafa allégé rek moor yi yokku man loolu laa gis monté en flèche naka noonu sama naataango bi di journal Vox Populi naka noonu ne waaw xool leen bu baax Dakar daanaka mooy épicentre virus bi daanaka fii la wulee ñaay virus bi fii la wulee ñaay mais ku nekk gis na daanaka Dakar waaye nu ñu relâché yi fii def naa reportage gis naa Dakar yu bëri ci transport yi ak ci leneen daanaka distance physique bi mesure barrière yi kenn respecté wu ko sama naataango ne pourtant président Macky Sall jot na envoyé benn message sénégalais yi message alerte ne leen man ubbi naa yëf yi waaye nag laaj naa leen responsabilité ndaxte mesure d'adaptation yi lu baax la ngir relancer économie bi jàppale nit ñi waaye foog ku nekk ànd ak responsabilité loolu laa laaj sama naataango bi di journal Le Soleil ne waxati ko waaw président loolu la wax kon waruñu relâcher Macky Sall nee na nañ vivre ak virus bi daanaka ñu dëkk ak moom waaye nag waxul benn yoon ñu nangul ko mu nekk ci suñu chambre yi mu dëkk suñu chambre yi journal Le Soleil jël parole nag jox ñaari xale yoo xamante ni jot nañ def jàllore waaw jot nañ inventé lu ñuy woowee elpis machine bu ndaw lañ inventé boobu nag daanaka sa badge la boo ko yoree ci sa yaram daf lay pousser nga s'orienté ak sa morom de 1 mètre boo soriwul 1 mètre day vibrer sonné alerte la ne distance physique bi respecté woo ko mën naa tàngoo ne ñooñu def nañ jàllore de ñaari xale yooyu ñaari sénégalais yooyu te ñoom dañoo bëgg kon dugal seen loxo ci contamination communautaire bi ñu xeex ko ci Sénégal professeur Massamba Diouf nee na mu toll nii il faut ñu yokk suñu loxo ci loolu ndaxte ubbi nañ njëfi mu toll nii virus bi day circuler te ku nekk xam na personnes âgées yi daanaka suñu papa yi ak suñu yaay yi wala sa suñu maam yi dañoo exposé kon foog ñu xool bu baax a baax nañ leen di protéger comme mooyul nañ leen perdre mag ñi mun nañ leen perdre bu fekkee ni defuñu attention ci wàllu woowulee naka noonu itam ñi am diabète am tension wala am yeneen maladie chronique yoo xamante ni àndul benn yoon ak coronavirus sama naataango bi di journal L'Observateur jox parole nag benn pédiatre ngir mu jàngatul ñu lan moo tax xale yu ndaw yi daanaka tout tànk yi lan moo tax coronavirus daanaka presque mënu leen bëri ci côté contamination wala sa ci côté faagagal mu ne ngeen ma laajee man lu ma seetlu mooy que ci lu bëri xale yu bëri daanaka dañ ciy mucc ndaxte am nañ résistance ci wàllu wulee te ci lu bëri boo xoolee bu baax adulte yi daanaka mag ñi ñoo leen di wàll ci wàllu wulee sama naataango bi di journal Le Quotidien def nag focus ci prise en charge patient asymptomatique yi ndaxte ñooñu ku nekk xam na ay malade lañ waaye nag boo leen gisee nekk dañoo nekk en pleine forme looloo tax pour nga nee leen dañoo am virus bi duñ ko gëm centre traitement extra hospitalier bu base militaire zone 7 ñoom itam jànkonte nañ ak problème boobu leen am na saa ay malade yoo xamante ni dañuy posté ay vidéo wax ne ni daanaka dañ ñu retenir fii rek dañ ñu retenir ñun mënuñu génn waaye nag boo ñu xoolee di ngeen xam ne ma ñun malade nañ ñu bàyyi ñu gën sama naataango ne fekk ñoom xamuñu virus bi mi ngi ci seen yaram ñu wax ci kii di Bougazelli moom nag may nañ ko afia may ko liberté provisoire waaye boo demee ci këram fële ci Guédiawaye doo ko gis sama naataango bi di L'Observateur ne man de Bougazelli jaaxal na ma daanaka may nañ ko afia ndaxte dañoo jàpp ni moom dafa tawat raison médicale moo tax ñu may ko afia boobule waaye nag ancien député bi kenn mun na ne gis na ko daanaka dafa daw këram boobule sama naataango yi wax nag ci rangu moom nag depuis démb mi ngi ci prison yóbbu nañ ko kaso dañ ko placé sous mandat de dépôt moom nag ak benn copinam waaye nag ñeneen yi invité yi ak yeneen acolytes yi ñoom dañ leen relâché dañ leen may afia ñu dellu ci seen kër ci dellul ci këram moom itam mooy Assane Diouf daanaka moom itam yóbbu nañ ko ci prison ma naataango bi di journal L'Observateur ne nee leen retour case prison ndaxte ku nekk xam na yàggul Assane Diouf nekkoon na prison na woon fa woon rek dafa dellu ci prison ngir saaga yi muy def sama naataango jox parole nag professeur jox parole nag kii di Serigne Mor Mbaye psychologue la analyse na kii di Assane Diouf nee na
kooku boo xoolee bu baax daanaka crise de la personnalité am na ko moom daanaka lu muy exprimer ñi bëri loolu la ñuy xalaat waaye ci waxin bi mooy problème bi ndaxte moom dafa jàpp boppam koo xamante ni dafay sacrifié wu ngir affaire yi avancé waaye nag dafa mel ni moom day pédaler dans la farine yëf yi avancé wul te dafa mel ni dafa trompé wu de société boo xamante ni bokkul ak moom fu mu dundoon fële ci États-Unis ñu jeexal ak Moïse Ambroise Gomis xam ngeen moom nag nekkoon na présentateur nekkoon animateur bu mag ci RTS moom nag démb génn na àdduna sama naataango yi rendre ko hommage l'observateur ne l'adieu à un Mohican daanaka guy moo daanu le soleil ne fin de parcours d'un maître de l'audiovisuel daanaka ku xamoon télévision la sama naataango bii di journal Sud Quotidien ne daanaka Miss Sénégal moo perte jërë ngeen jëf. seen bakkan ay góor lañu kenn ki am juróom benn fukki at ak juróom keneen ki am juróom benn fukki at Touba Mbacké na yoo fa daan manifester di jégalu ci xalif général des Mourides gannaaw ba ñu fa. dal leen ak jàmm wàllu mbas mi ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien ñoom dañoo dellusiwaat ci loi d'habilitation bi état d'urgence ak tamit wàllu couvre-feu ak jafe-jafe yi nga xam ne kat nguuru Sénégal gi am na ko ci. ginnaaw nag ba mu amee ñaari weer lu topp jëm nag ci application loi d'habilitation ak tamit wàllu couvre-feu bi gis nañu kat nguuru Sénégal wane ne ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi ko ci jànkonteel bokk na ci nag lu jëm ci wàllu mal gouvernance ay jafe-jafe ci wàllu communication de crise waaye tamit dellu ginnaaw ba tamit ay ñaxtu yoo xam ne amoon na ngir rek ñaaru lépp loo xam ne jëm na ci wàllu couvre-feu bi moo tax sax nguuru Sénégal nag amoon ay jafe-jafe ba tamit daal dellu ginnaaw ci ay poñ yu bëri yoo xam ne Macky Sall jëloon na ko ci moo tax sax ñuy jàpp ne li nga xam ne kat Macky Sall bëggoon na ko moom mooy am matuwaay yëpp ngir rek mën a jaamarloog li nga xam ne kat moo nekk wàllu mbas moomu noonu waaye nag gis nañu loolu mujjul antu ci loolu sax bokk na ci nag tere ci yu bëree bëri tere yooyu sax commencé nañ ko yolomal fi mu toll nii ci waxtu woo xam ne kat mbas mi dafa gën a law fii ci biir Sénégal moo tax ba professeur Massamba Diouf xam-xam màcc loolu jëm nag ci wàllu feebar yooyu yëkkati ay kàddu ci yéen kaay bi di Vox Populi nee na kat nguur gi moo war a jël ay matuwaayam ba aar ñi nga xam ne kat ñu nekk askanu Sénégal ci waxtaan woo xam ne seq na ko Vox Populi moom liste wàll ci matuwaay yi nga xam ne kat war nañ ko jël ci waxtu ñu toll rawatina ci ñi nga xam ne kat moo di mag ñi waaye tamit ñu ànd ak yenn feebar yoo xam ne kat ay feebar yu métti la suñu naataangoo nekk les économes dellusiwaat ci li nga xam ne kat mooy tolluwaayu mbas fii ci Sénégal waxtu woo xam ne kat ministre bi ñu dénk wàllu paj gi di Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati woon ay kaddu barki démb di wax ne kat yëf yi mu ngi commencé dal waaye kat li nga xam ne gis nañ ko démb dafa mel ni dafa waroo kaddu yi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati woon na ko barki démb ndaxte kat démb moom téeméer nit ak fanweer ak ñeent ñu amoon li nga xam ne moo di wopp si di mbas mi waaye tamit fanweer nit am li nga xam ne kat mooy cas communautaire maanaam kenn xamul rek fan lañ jëlee li nga xam ne kat moo nekk feebar bi loolu nag jëm ci wàllu wàllante bi yéeni kaay bi di enquête di bind ne cas communautaire yi kat moom jaaxal na bu baax a baax nguurug Sénégal enquête di fësal ne dafa mel ni kat mbas mi dafa jógaat fii ci biir Sénégal ndaxte kat am na fanweeri nit ñoo xam ne am nañ cas communautaire loolu nag ci bërki démb li ni mel tam la yéene kaay bi 24 heures fësal ci xëtam mu njëkk Vox Populi dafa def taxaw seetlu ci Dakar fi nga xam ne kat fii la mbas mi gën a bëree nee na kat fi mu toll nii waa Dakar yi ñu ci bëri la ñuy kat di doxantu dem ci wàllu dem bég dikk bi waaye tamit kenn du ci takk masque lu dem nag ci wàllu dandante bi ci mètre loolu nag dafa mel ni kenn respecté wul loolu noonu moo tax suñu naataangoo yi kat am ci jaaxle lool moo tax ci yéen kaay bi di quotidien national Le Soleil ñu ngi xamal ne kat bu kenn dellu ginnaaw nañu góorgóorluwaat bu baax a baax jaamaroo li nga xam ne kat moo nekk mbas mi di raxas loxo yi waaye tamit di gën a góorgóorlu ci wàllu cet gi yéen kaay bi di Soleil tamit di ñu fësal ne démb tamit am na ñaar nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan mbas mi ba mu duggee ci Sénégal ba léegi ñeent fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan Sud Quotidien dañoo dellusiwaat ci yolomal gi ñu yolomal nag wàllu yenn mesures yi loo xam ne kat indi nag ay kàddu yu waroo ci langue politique gi ñu ànd ak Macky Sall moom di ko rafetlu bu baax a baax nañ kat loolu xel da koo nangu ndaxte kat dañoo war a jéem a dund ak li nga xam ne kat moo nekk virus bi waaye tamit ci ko dég politique gi jàpp nañ ne kat Macky Sall moom dafay làmbatu kenn xamul fan la jëm moo tax sax yéen kaay de la Tribune di ñu fësal ne boo defal nag kat dina am nag xëccoo encore ci diggante nguur gi ak tamit ko jëkk politique gi ci mbirum Assane Diouf la ñuy wax suñu naataangooy rek ci libération dañuy xam ne démb nag lañ ko inculpé placé ko sous mandat de dépôt loolu nag doyen de juge moo ko def topp li nga xam ne kat mooy réquisitoire parquet bi suñu naataangooy rek ci les échos dañuy xam ne Assane Diouf dañ koo topp ci lu bëree bëri wàllu fippu waaye tamit kàddu yuñu tegg ni wut ak tamit provoqué attroupement armé ci yéene kaay bi les échos ba tey ki koy leel di mantikal door si relais yëkkati ay kàddu nee na kat Assane Diouf moom wàllu politique dong lañ ko toppee yéen kaay bi di l'enquête di fësal ne ginnaaw bu amee ñaar retour parquet Assane Diouf nag moom fi mu toll nii fanaan ci guddee gu njëkk ci kaso bi démb lii xibaar bu tiis la di génn àdduna Moïse Ambroise Gomis moom kat démb la gaañ yéen kaay bi di Les Échos di fësal ne ku ràññeeku woon la nag ci li nga xam ne kat moo jëm ci wàllu Miss Sénégal ak tamit émission yi am solo yi nga xam ne ñu ko doon def fële ca RTS Le Soleil di bind ne ku ràññeeku woon la ci wàllu audiovisuel bi Vox Populi di bind ne ku xam showbiz bi nag moom moo génn àdduna Moïse Ambroise Gomis nag moom ñëpp ràññe woon ne ko kat moom ko amoon pas-pas ci wàllu liggéeyam ak tamit ay xalaat yu bees rawatina ay génération 80 ak tamit ay midi première ak tamit yeneen i mbir li ni mel tam la critique fësal ci xëttam mu njëkk
dañ koy jeexale ak wàllu tàggat yaram suñu naataango yi di suñu làmb seeq waxtaan ak Mbagnick Ndiaye mi nga xam ne kat moo fi nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram Mbagnick Ndiaye yëkkati ay kàddu ci wàllu làmb ji nee na kat Alioune Sarr moom warul tekk ndomba tànkam ndaxte kat tegal boppam ci bopp CNG bi te tamit Alioune Sarr moom def na lu bëree bëri ci wàllu làmb ji Mbagnick Ndiaye moom mu ngi seeq waxtaan ak yéene kaay bi di suñu làmb mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi